Boss aka Dour from Harlem City gang Production. ak fi réew mi toll ay bur nga jox mu bopp sama xol bi sedd mel na xolu yaay seex ak fi réew mi toll ay bur nga jox ñu nopp ay suñu xol yi sedd mel na xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex Issa yaayu seex xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex Issa waa ndeke mer ni la war a mel lii ko mu metti di nga mer ba dee liñ fi teg di joobul nañ ko ànd ñun ñëpp waxte dee mbur waroon naa dépassé fii te dañ ko accéléré kenn bëggul nawet joor ndax dafa koy daal di salte ba nga fi teewee ci la xol yëpp daal di dund mbégte bu daw di gestu amul ragal tefes ñoo ngi sa ginnaaw bu ñàkk bu xeex ak ku yor kon dafay gën a ndóor waa golo ku koy dégg naka nopp yëpp dégg Cheikh Issa taal na xolu noonu wowal didu sa boor yaay messi mbuur jombalee par 5 di ko marqué jeunesse bi ñëw la bëgg ku bañ ma ñef koy marakis yaay dàq si ñun lawal deuxième troisième ñu tarxiis ñun ñëpp yow lañ bàyyi xel moo tax ñu bàyyi mbëkki sant su 11 ginnaaw raay ku seen futur maire Médine Oncat sa tëddoo ku seen futur maire ak fi réew mi futur maire bur nga jox ñu bopp sama xol bi sedd mel na xolu yaay seex ak fi réew mi toll bur nga jox ñu nopp suñu xol yi sedd mel na xolu yaay seex man nag damaa waxoon damay bàyyi politique ndax dañu la yàgga nax ci koñ bi amul dara newu fi dañu nax ci koñ bi guddeeg bëccëg loolu nag lañ sonne léegi ba bañ gisee Cheikh Issa la suñu xol sedd guy ndax dañoo gis suñu doom yi ànd ak moom di dox te muy dox lu jub di wax lu jub bañ ko xamee ba tey ci lu jub lay dox ci lay wax ci lay def ndax xam nga ne mbooloo bi kuñ topp ku ne du naxe lañ la toppe dangaa dëggu moo tax ñu topp la kon dëggu biñ la toppe nag yal na la yàlla jàppale ñun pulaayee nag gis nga xale yi ñëpp ñoo ànd bu keroog gaa ni ñu la fekkee ni nga la fekkee ñii ñoom la lay fekkee ci fee yóbbu la ca bureau ba courant amu fi amuñu sécurité boo xam ne bii ni fii bu ñu génnee fii guddi dañ ñuy dogaale jigéen ñaa ngi ni amuñu liggéey par juróomi dërëm par fukki dërëm xam nga ne moom tamay dara te moom la ñu dajaloo fi di ko def dañoo bëgg na nga jàppale xale yi ci liggéey ndax ñu mën a am lu ñu jàpp liggéey ci ndax ñu ngi nii fi mu ne nii fii gis nga fi nii jigéen ñi ci fayal la ñuy jóg di rooti benn teen moo fi nekk boo yéexee ñëw doo am ndox xam nga loolu yàgg nañ la ko fee wax kon nag góorgóorlu ci jàppaluñ ci amuñu dispensaire ku fi feebar bala ngaa dem am oto bu la yóbbu bu mayut yàlla moom la fii ba teg heure bii la sax waaye bu dee ba xam nawet bi dikk na oto du fi dugg oto boo wax mu ne la ñëw ma pulaaye ndax dafa day fees dellu ndox kon nag loolu lañ bëgg nga jàppal nañ ci. je pense que revendication yi nga xamante ne si koñ bi wax nañ ko dafa bari relatif ak problème d'insécurité ak problème de litige foncier sunu koñ bi kër goo fi dugg beneen kër gi ci li ci problème mooy que ni dañ koo jaay ay nit ñu bari beneen bi maanaam fii jigéen ñi dañuy xëy di rooti jigéen ñi dañuy toog du ñu am ndox te c'est un problème boo xamante ne si yaakaar naa ni kenn moo ko mën a régler muy le candidat Benno Bokk Yaakaar muy Cheikh Issa Sall ci programme bi nga xamante ne si tëgg na ko programme boobu dafa am ce qu'on appelle les accès aux services sociaux de base muy lépp li nga xamante ne si mooy maanaam nit doomu aadama bu xëyee moom lay gën a soxla surtout wér-gu-yaram ak ndox ak électricité ak sécurité mu nekk loo xam ne dafa nekk ci centre programme am moo tax loolu nag ñu ne suñu yaay yi le 23 jege na jegewul li am solo mooy na ñëpp mobiliser wu koñ bi ñun gëm nañ ni lépp li nga xamante ne si liggéeyal nañ ko koñ bi ba tax ñu ànd ak président Cheikh yéen a ko def si ñun. di kontaan bu baax si li yàlla dajale sunuy yoon parce que yàgg ngeen ci terrain bi di dox si lu yëkkati jigéen yóbbu ko ci kanam yàgg ngeen ci terrain bi si lu suqali seen quartier yàgg ngeen ci terrain bi si lu jàppale seeni doom yàgg ngeen ci terrain bi si liggéey pour Mbour jëm ca kanam yàgg ngeen ci terrain bi pour que problème yi quartier bi am ñu koy wax ndox di ko wax lamp yu leer di ko wax inondation di ko wax ñàkk tali di ko wax insécurité yàlla def ñu indi ci saafara kon ñun tamit bu ñu nekkoon ci yoon boobu ngeen nekk ci ba yàlla def tey jii ñu daje ñun ñëpp dañ see war a sant yàlla bu baax te xam ne incha allah problème yooyu moom léegi mu féete ñu ginnaaw ñu ngi leen di félicité bu baax ci accueil bu rafet bii ngeen ñu defal
ak ay wërfet yi ngeen defal Benno Bokk Yaakaar kon daneen leer ne seen yaakaar incha allah du tas ci coalition bi nga xam ne ñii ko seq ku ci nekk ci ñoom boo ko joxoon dëkk boo xam ne moo ëpp Mbuur 10 fois mu yóbbu ko ci kanam ñoom ñëpp ñu fàtt seen bopp ñu doxañu ci benn liste boole suñuy doole suñuy xam-xam suñuy man-man suñuy am-am fas yéene koo xëpp ci ndab def ko ci soxlay waa Mbuur kon yéen waa Yewwi Yeete seen xel war na dal dinañ ànd ak yéen ci problème yi ngeen fi wax dinañ ànd ak yéen ci formation ak financement dinañ ànd ak yéen ci jàngoo xale yi dinañ ànd ak yéen ci lampe ak courant ak ndox mu sell ci biir quartier bi dinañ ànd ak yéen ci ay tali dinañ ànd ak yéen ba seen quartier bi mel ni quartier yu baax yëpp mel incha allah ñu leen di ñaan rek ngeen préparé wu le 23 janvier incha allah ngeen teel a xëy jël spécimen bi mu ngi nii ngeen xàmmee ko bu baax vote bi nag ñaar la da ngeen koy jëkk jël dem voté ji pour maire bi boo leen paree ngeen ñëwaat jëlaat voté waat pour le conseil départemental boo leen yëkkatee bii ngeen téye ko bu baax xàmmee ko jël yeneen yi nga xam ne ci poubelle bi la jëm ngeen teg leen ci suufam boo leen duggee ci isoloir bi ngeen jël bii nga xam ne enveloppe la yeyoo urne la yeyoo ngeen def ko ci enveloppe dugal ko ci urne yi yeneen yu bon yi nga xam ne nag yeneen yi nga xam ne baaxuñu ci poubelle lañu war a dem ngeen dugal leen ci poubelle bi. ñëpp dëgg nañ la te jëw biñ lay jëw neex naa dégg fu nekk mooy yaa ngi dimbaliwante yaa ngi bëgg lu baax loolu yàlla la koy la jëm xam naa li ñuy wax rek mooy ñun ñii li ñu consommé mooy suñu jumaa ji wax dëgg yàlla bu ñu sañoon ñu defaralal na ko ba mu bees rapp na peinture boobu rapp na mokkat ya yàqu na amuñu douche amuñu morgue amuñu clôture su ko defee suñu ñun ñii itam daara yi rek la ñu am bu la yàlla joxee dëkk bi ëllëg waaw waaye gëstu daara yi ak sëriñ daara yi amuñu dara lu dul ci daara yi amuñu weer kenn duñu fay dara ci daara yi rek la ñuy wéy ba loolu waaye moo di ne maire yi fi jaar yëpp fa tabarakallah yàlla def nañu ñu def lañu mën waaye yow mii bu la yàlla joxee dëkk bi suñu ndaw dëkk bii dëgg maire yi fi jaar yëpp benn ndaw amuñu ko du góor du jigéen waaye nag bëgg nañ ngir yàlla suñu ndaw ñii bés boo faloo wax dëgg yàlla nga sédd leen place ñoom itam ñu mën di laaj fa ñëpp di laaj. Cheikh Issa mënuñoo wax mukk te waxuñu ci bayaal bii nga xam ne monsieur le maire dafa taxaw pour foqar ji ko ci suñuy loxo ne dafay def hôpital boo xamante ne bii ay étranger yu jóge ca àll ba ñoo ko fi bugg a def pour nangu ko ci suñuy loxo te ñun tey amuñu benn tey bayaal boo xamante ne bii suñuy xale war nañ faa mën a tàggatu seen yaram lu dul bayaal bii nga xam ne moom lañu fi dese te incha allah fu yaakaar naa ne foofu di nga fa jaar beneen bi ci topp mooy Cheikh Issa ñun li nga xam ne moo ñu lëkkaleeg tey dëkk bi muy yoon wii ku fi jaar tey doon boo yerulee 4x4 rek di nga ngiro Cheikh Issa bu la yàlla dénkee dëkk bi fali lillahi wa rasuli dañ lay ñaan na nekk li nga xam ne mooy sa première mébét nga defaral ñu ko beneen bi ci topp mooy Cheikh Issa suñu jigéen ñi amuñu fenn foo xamante ni bii tey dinañ fa toog ne dañ fay demee marché lu dul ku ci nekk yaa ngi toog sa buntu kër ut fa table bugg nañ ñu defaral leen foo xamante ni bii te loolu xëj na ci bayaal bii foo xamante ni bii vraiment fu ñuy dajaloo la man faa def seen commerce pour ñu man faa am dara. dama leen bëggoon dalal tuuti seen xel rek si ne seen doom yi ngeen daan dégg Mbuur ñuy nekk ci watu askan wi bu askan wi soxlaa ñu ngi seen wet ñoom ñëpp ren yàlla dimbali nañu ci benn liste la nekk ñoom ñëpp ren dañoo fàtt seen bopp jël Mbuur teg ci kanam ñun ñëpp ñu ànd yëkkatindoo tegandoo pour jël Mbuur yóbbu ko ci kanam
defe naa ne yéen jàngalekat yi yéen ne mbooloo mooy doole donc loolu moo tax ñun ñëpp ñu bàyyinte xel ci côté boobu xam ne Mbour soxla na ay doomam xam ne Mbour soxla na ab téye soxla na ku ko bàyyi xel ñëpp fàtte seen bopp ñun ñëpp ñu àndandoo nekk ci benn liste ku nekk fas yéene indi li nga am li nga man li nga xam ñu fas yéene koo def ci ndab xëpp ko soxlay waa Mbour ñu ngi leen ci nag tàllal loxo ci ay ñaan ngeen ñaanal ñu jàmm ci campagne mi ak ci élection yëpp waaye ngeen ñaanal ñu tamit kattanu bu ñu yàlla joxee mbir mi yaakaaru askan wi ci ñun ñu def ba def lu ëpp seen njort parce que loolu nag en définitive loolu moo ñu gën a soxal lépp mooy fexe ba fii ak ñetti at ku ñëw Mbour dootoo ko xàmmee incha allah comme ni ñu koy defee fépp rek jàkk moom ak juma néegu yàlla la ku la ciy mu ngi lay utal texe àdduna ak alaaxira loolu moo tax ñun toujours dañuy am mbégtewu ak cawatewu ànd ak yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy saytul mbirum jàkka yeeg jumaa yi bu ñu juddoo yéen a ñuy teeru yéen a ñuy jox tur bu ñuy takk soxna yéen a koy fas bu ñuy wuy ji tamit yéen a ñuy defar gunge ñu kon yéen ñu jar a bàyyi xel ngeen teg ci nekk suñuy wéyjur jur ñu yar ñu ba heure bi donc ñun lépp lu ñu war a mën a def rek pour que suñu dëkk bi méngoog li mu war a doon incha allah dinañ ci taxaw bu baax ngeen dalal seen xel ci ne Mbour de képp koo xam ne yéen a ngi ko doon dégg ci lu baax ren jii mu ngi ci liste Benno Bokk Yaakaar ñu fas yéene yëkkatindoo tegandoo ñuy ñaan yàlla dellu ci fuwaat ci yeneen i anam fekk Benno Bokk Yaakaar gañe bu yaatu ñu xool mbiru ndox yi mbiru éclairage bi mbiru liggéeyu jeunesse bi mbiru formation ak financement jigéen ñi ak mbiru yoon yi incha allah bayal bi nag yéen ñëpp xam ngeen ne ñun ñoo ànd ci xeex bi incha allah man mii Cheikh Mbaba xam na ne préfet sax woo na ma ci ma ne ko Cheikh Mbaba rek combat boo leen ko gis xam leen ne maa ngi ci ginnaaw te incha allah bayal boobu duñ nangu kenn di ko jaay kon incha allah sunu quartier yi dañoo soxla nag fu xale yi di tàggatoo dañoo soxla ay école dañoo soxla poste de police ci kanam tuuti dañoo soxla yeneen i bërëb yoo xam ne quartier bi dina sentir boppam ci Mbour te loolu nag il faut ñu am ay bayal mais jël bayal yi dina gën di jaay rek loolu defe naa dafa war a jeex incha allah te am nañ ci yaakaar ne fii ak une semaine rek le 23 yooyu yëpp incha allah dootu dina féetal ginnaaw. Sey Issa boo tëddee nelawal parce que ñun ciment lañu te benn yoon la ñuy tooy bu soobee yàlla laa la wax mairie bi yaa koy jël bu soobee yàlla incha allah ci barke Baye Niass parce que ñun waa koñ bi su duñu soxla bëri nañ te yoroguñ ba léegi yaa ngi nii poulailler nawet bu jotee ñun duñu dem parce que oto bu ñu ne nii mu ne ni du ma fa jaar robinet bi ñëwut financement dara ñëwut ñun daal soxla nañ leen ngeen jàppale ñu te gëm nañu ne yow di nga ñu jàppale. bi ñu ñëwee fii ñun ñooy wàccandoo ñooy liggéeyandoo bu ñuy dox fii ci poulailler gisuñu tali gisuñu lamp gisuñu kenn kuñ soutenir suñu paay yi ci jàkka ji chaque jour ñu ngi leen di sonal Sey Issa tàllal nañ la suñu loxo bëgg nga jàppale waa poulailler nga sargal ñu ngi ñaanal suñu doom ji di Cheikh Mbaba yal na ko yàlla la fal cat yal na la yàlla jàppale man dama kontaan parce que moom xeebul kenn te tey fu ma neexee fii dama war a taxaw parce que ñii seen ñun ñëpp benn lañ mais nag amuñu lu dul waa poulailler c'est yow bëri ko ci mbalkal nga puus nga dem ñàkk puus nga dem parce que yow xaaroo ba élection ñëw nga gàddu sa oto di pipi bi dangaa def ba def jotee. fii ñu indi nag te Cheikh Mbaba indi ñu fi tey place la bu am solo place buy wone maire bi fi nekk xeeb gi mu xeeb waa poulailler place buy wone maire bu fi nekk ñàkk toppatoo gi mu ñàkk toppatoo waa poulailler place buy wone maire bu fi nekk ñàkk bàyyi xel gi mu ñàkk bàyyi xel jeunesse bi ak ASC bi waaye mbajum kanam borom moo koy fajal boppam le 23 ci suba teel na ngeen teel a xëy
ngeen dem voté ji en masse pour la coalition Benno Bokk Yaakaar bu ko defee balaa midi élection yi jeex ñu gagné bu ko defee maire bi dem ku ko ni ko maam Jibi waxoon maam Jibi nga ne na dem na dem na dem na dem mu ngi noonu defe naa ne kooku mu dem vraiment moo gën ci waa Mbour yëpp. ndax bi dara nekkul dara da nga doon def 5 par 5 xam nga suñu waxee lu suñu la santé ñu ne def nga nangam te defoo ko yow mi ko wax dangay rus ki ko déglu day rus yow mi ko déglu dangay rus waaye Issa Sall suñu waxee yow def kan nga ku ko dégg dina wax wallahi gongo xam nga ne yow kay budul woon loolu mun nga arrêter sa campagne waaw xam nga ne yow xaw ma leneen waaye Mbour jot nga ko pour maire loolu bola fekk ñaar fukki fan dinañ wax li paa bi waxoon de am na si Issa jot na Mbour jot nga ko ba pare ndax tey lii ku ko gis dangay defe ne borom réew bi di Macky Sall moo fi ñëw tey waaw soo demee nag ngay wuut maire so mbooloo mu ngi tolloo ak mbooloo président de la république kana loolu kay li ma waxoon li nga bëgg doo ko gëm rek waaye yow kay mun ngeen dem nelewi lii pare na te c'est que Issa yow ñun yàkkamte nañu nga jot Mbour dégg nga xam nañu ne soo jotee Mbour ndax fi ñuy taxaw nii ku feyul sareetu mbaam mu rootal la doo naan fii ñu taxaw nii dégg nga tiwo yi ñëw nañu ba ñu nga yem fale wetu kuli koro dégg nga te wóor na ma ñu ne wóor yàlla soo toogee balaa weer tiwo yi dañuy jaar fii romb daa am loo xamante ne daf ñu amal solo lool loo xam ne nii bu fekkee ne toog nga ci mairie bi si kàttanu yàlla ak yonent ba le 23 mooy lan ci suñ koñ bii amuñ chef de quartier muy benn amuñ ndox muy ñaar amuñ courant bu doy muy ñett amuñ dispensaire bu jigéen ñi accouché marché bii nga xam ne dañ koo dagg jox ñu seen identité ñëpp tey marché bi ñaxu kese la amul benn place te dañ koo war a tabax ba mu rafet ñu jox ñu caabi yi ñu di ñu ko luye par weeru dee wala ñu jaañu ko ñu jënd ko bu ko defee ñu mën di si liggéey amuñ financement ñun jeeg ju ndaw ji di liggéey te ñun ñëpp nag dañuy liggéey. mais li may njëkk a jooy mooy Cheikh Issa man gëm naa ne di nga jël mairie Mbour parce que barke Seydina Mohamed musuma doxantu te duma waxantu barke alxuraan Mbour mairie bi moom di nga ko jël mais ñu nit dañoo am sunuy wax yoo xam ne wala sunu kaddu moom la ñuy jëfee di ko waxee te lu wértu war mooy ñun dañoo bëgg fii am chef de quartier mais li am solo mooy ñun suñu koñ bi soxla na ndox mais li nga ci wax dafa gën a neex bu ndox amee te xeewal amul njariñ parce que bu ndox amee te amoo loo ko dugalee sa biir kër kooku amul njariñ loolu yaakaar naa ni ñëpp gën a xam ndox bi amee ci kër yi te amul xeewal yu ko fa dugalee kooku amul njariñ am dee sang bi ndox bu ñëwee te amul luñ fa dugalee pour dugal ko ci ndox mi ci kër gi amul njariñ kon nag Cheikh loolu la lay njëkk a wax mais acca mi fi jóge léegi man dafa am ci nu may doxee ni may doxee mooy mboolem ñu fi ne xam naa ñu war a voté ak ñuy wote voté man foofu laay liggéey fii ñu fi toog ki fi taxaw léegi téeméeri carte la ma indil démb barki borom Touba ku dégg sa bàmmeel barki Cheikhul Khadim téeméeri carte la ma indil démb dama kaa ñu ànd liggéey fu mu toll nii nag ñëpp a jóg ndax mën naa leen nga baal ma ci kàddu gi nit ñi dañoo jëfar ndax xaalis moo tax fu mu toll nii lu waay jëf te amoo xaalis amoo dara parce que Cheikh dafa tabe loolu am na Cheikh dafa baax loolu am na mais Cheikh lu mu soxla muy ñu vooteel ko. biñ fi duggee ba tey sunu xel dal na xam na ne fii moom incha allah dinañ gagné à 98%. comme sunu papa Galo nee na ñu may gaa yi tuuti rek du noonu nee na ñu may gaa yi tuuti kon nañ leen may 2% bu ko defee ñu gagné à 98%. 2% yaa bañ waaw kon ñaata 1% ah asaka rek joxe asaka rek baax na
day barkeeral liggéey bi day tax yéene bi am si poulailler balaa 3 ans incha allah ku ñëw poulailler doo ko xàmmee kon bàyyi li ñu joxe asaka ji rek asaka moom day oomal ab liggéey loolu na si ñëpp di bàyyi xel ñuy joxe asaka li si des mooy li ngeen wax si quartier bi yëpp xam nañ ko parce que ñun ak yéen ñoo dëkkandoo si quartier bi ñun ak yéen ñoo bokk insécurité bi fi nekk ñoo bokk ñàkk ndox gi fi nekk ñoo bokk ñàkk opportunité yi nga xam ne tax na sunu doom yi fi nekk ak sunu rakk yi dañuy toll si liggéey te duñ mën a liggéey étudiants yi fiy nekk di dem Dakar Saint-Louis Bambey Ziguinchor ak feneen tumuranke bi nekk ñun xam nañ ko yéen xam ngeen ko sunu doom yi jàng si école yi conditions yi ñuy jàngee ñun xam nañ ko bu baax équipe nawetaan yi jeunes yi bëgg a football ku nekk xam ne espace amatu fi espace yëpp jaay nañ ko nawet bi bu ñëwee problème yaa ngi fi bu noor bi ñëwee noonu loolu ñun xam nañ ko yéen xam ngeen ko te incha allah bu ñu paree si lii ñuy def di leen song problème yi ba fi ak ñetti at incha allah ku ñëw poulailler doo ko xàmmee seen mbootaay yi même chose ñàkk mairie bu leen di bàyyi xel moom moo tax yéen a ngi dajale seeni dërëm ñaar dërëm di ko dimbalinte waaye ñun bokk na ci suñu programme créer un fonds d'appui aux initiatives socio-économiques boo xam ne di ngeen ci man di am ay formation ak ay financement yoo xam ne buñ la ko joxee dinañ la bàyyi 6 mois yoo xam ne doo fay boo paree nga doog a commencé fay te intérêt bi du demee noonu fonds boobu ku jàng sa tailleur wala sa coiffure boo buggee ubbi sa place bopp dina la mën a jàppale bu baax a baax a baax fonds boobu ku ñu ber ci atelier boo buggee beru ma installé sa yëfu bopp dina la mën a jàppale gunge la ba nga am li nga am loolu dafa mënul a ñàkk suñu dëkk bi parce que tamit dëkk bu ñu néew doole premier levier pour dem ci développement mooy jàppalante mooy solidarité loolu moo taxoon président Macky Sall indi bourse de sécurité familiale boobu tamit dinañ fexe ba président jàppale ñu mu yaatu bu baax ci quartier bi ñi ko war a am yëpp am ko incha allah. di féliciter nag suñu maire di ñaan yàlla yàlla sampal ñu ko le 23 à 10 heures même li tax ñu am ci yaakaar parce que ñi nga xam ne ñoo moom terrain bi équipé territorial muy les acteurs communautaires de base ici présentes samay collègues ànd ak man ci liggéey bi avant ñuy samp comité électoral bi ñu ngi def ay porte à porte pour rien que bëgg ñu falal ñu suñu maire bi Cheikh Issa Sall yaakaar naa li may wax Cheikh Mbaba xam na ci dara Maguette Ndiaye xam na ci dara parce que ñoo daan ànd ci terrain bi amul fu ñu demul nag ci kàttanu yàlla ñoom jël nañu engagement ànd ak ñun te nëbbatuwuñu rusuñu ci ragaluñu parce que dañ na bàjjan gox du politique ñun dañuy politique ndax dañoo am lu ñu bëgg relais du politique personnel de santé du politique ñun dañuy politique dañoo am lu ñu bëgg lan la ñu bëgg muy ay ministre ay directeur ay honorable macha allah kàttanu yàlla ñun loolu lañ soxla. di leen wax ne Cheikh Issa bëgg nañ la bu yàgg balaa ñu lay gis balaa nga fiy ñëw bëgg nañ la bu yàgg lépp lu ñu man dinañ ci jàpp waaye man dafa amoon benn doléance bu ma bëggoon wax di wax ci relais yi relais communautaire yi élèves kii Ndeye Binta Kebe mu baax mi bi ñu ñëw fii ci këram mooy suñu présidente ñun ay relais communautaire lañu di liggéey ci terrain bi chaque jour di ay mère de famille di ay joboot amuñu dara motivation ba ñu amoon sax motivation bi dem na léegi amatul dara dañuy dox noonu rek di wax parce que dañ ko dañu engagé wu ci terrain bi ñuy engagé wu dañ ne dem leen liggéeyal seen askan mais dina ngeen am motivation ñu dugg biñ demee ba dugg ba miin askan bi ba dugg ci biir terrain bi ba nga xam ne mënatuñoo dellu ginnaaw la loolu yëpp dañ fi mu nekk nii dañuy dox di wax rek loolu daal mooy suñuy problème bëggoon ku ñu ci jàppale te ñu ni dinañ la jàppale ba nga toog fi nga war a toog. bu ñu ñëwee di wax ci poste de santé bi di wax ci relais communautaire yi
nga xamante ne relais communautaire yëpp nekk Mbour séeréer ak Mbour tukulóor ñaari délégué de quartier yi ñooy seen kilifa ndax bépp rapport bu ñu def balaa muy àgg ci kaw dina jaar ci délégué de quartier bi mu saytu ko valider ko dem yóbbu ko fi mu ko war a yóbbu kon ñoom bu ñu ñëwee di wax seen i jafe-jafe di wax problème poste de santé bi di wax ki nga xam ne mooy Cheikh Issa li nga xam ne loola def ci poste de santé bi ba képp koo xamante ne yaa ngi dëkk Mbour séeréer wala nga dëkk Poulaye wala nga dëkk Mbour tukulóor sa xol sedd ndax lan li nga xam ne loolu la def ci poste de santé bi mu am ñi ko waroon def te defuñu ko ndax biñ leen ko waxee ci campagne la woon ñu wax leen ko ñu ne dinañ ko def mu passé defuñu ko yàlla li def ba ñu dajeeg yow wax ju amul seede baaxul loolu moo tax mu yëkkati kàddu. ma wëlbati ko nag ci acteur communautaire de base yéen moom il faut ma laal sama mbaxane mi yëkkati ko doo ko tegaat parce que seen liggéey dafa am solo seen liggéey dafa am solo ñun bi ñu nekkee ministère de la santé ma nekk fa directeur de cabinet si lañ ne woon lan moo tax santé communautaire gënuñ ko bàyyi xel comme ni ñuy bàyyee xel santé beneen bi nga xam ne mooy médecine bi parce que prévention ci dëkk bu néew doole prévention moom moo lañ war a gën a jox doole que curatif bi te yéenay waxtaan ak askan wi yéen a leen wax ñu ñuy taxawee yéen a leen wax nu ñuy sàmme seen wér-gu-yaram yéen a leen wax ku ci feebar nu muy demee yéenay wax jigéen ñi yan comportement lañu am bu ñu tolloo diggante yéen a leen wax vaccination ban njariñ la am da ngeen di dem sax bay àgg ci diggante jigéen ñi ak seen kër yi nan lañ fa war a toogee nan lañ war a comporter ak seen jëkkër yi da ngeen di dem ba da ngeen di même économie sax dañ ciy dugg ci seen xaalis nan lañ ko war a yaxanele nan lañ war a moytoo yàq mi nan lañ war a bàyyee xel seen doom yi c'est-à-dire vous êtes des acteurs incontournables te incha allah ci mise en œuvre sunu projet de modernisation de Mbour bi muy projet yeesal Mbour bi incha allah dinañ leen ci jox une place extrêmement importante bu ñu paree yi ñuy def rek di organiser un séminaire boo xam ne dañuy partager ak yéen programme bi bu ko defee ngeen xam ci ban position ngeen ci war a occuper pour ñu ànd ci ak yéen ñu def ko ci nu mu gën a baaxe poste de santé bi xam nañ difficulté yi ngeen ci am yëpp xam nañ effort yi ngeen di def di ko defee yenn saa yi ak ci seen poosu jëkkër yi ak ci seeni nafa pour entretenir poste de santé bi mu jariñ askan bi yëpp incha allah loolu li ci des bëreetul parce que dinañ leen accompagner parce que on a l'ambition de respecter la carte sanitaire au niveau de la commune de Mbour bugg nañ ku sibbiru wala feebar bu ndaw boo gëstoo rek gis poste de santé boo xam ne dina am le personnel adéquat dina am également l'équipement adéquat pour mën a jël en charge les malades bugg nañ bu maladie bi weesoo foofu boo doxee lu yàggul rek war nga gis un centre de santé mieux équipé boo xam ne dina am personnel bu baax tamit pour jël en charge certaines pathologies bu weesoo foofu boo waree dem hôpital war nga am hôpital bu baax te Mbour war na am hôpital niveau 3 te loolu commencé nañ ci dox bu am solo incha allah après élection yi rek loolu dina mën a taxaw parce que président Macky Sall ak le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak le président du conseil départemental ak ñun ñi am na liggéey bu ñu ci def boo xam ne incha allah benn hôpital bu mel ni hôpital Touba bi dina am fii ci Mbour mu jël en charge les malades d'une certaine complexité le personnel nag parce que tamit ngeen di jël seen tànk di dox ngeen di jouer un rôle extrêmement important waxatuma santé bi mais même sur le plan social et sur le plan économique am na rôle boo leen di jouer auprès de la population loolu nag mérité na une motivation boobu lank rek honorable député Sira Ndiaye moom mooy dey naan man loolu war nañ ci taxaw bu baax parce que ay jigéen yu bàyyi seen kër di dox ci naaj bu tàng wi di dugg ci kër yi di jàppale askan wi
war na am au moins loo xam ne dañ leen ko jox ñu mën a gérer transport bi wala bu leen añ fekkee si yoon ñu mën si jënd benn sandwich loolu dinañ ci taxaw bu baax te dinañ ci wut ay solution bulletin bi nag mu ngi nii xàmmee ngeen ko bu baax joxe ngeen ko bu baax kon ñëpp xàmmee nañ wax ngeen leen ne tamit vote bi ñaar la mooy da ngay dem pour maire bi après ñëwaat pour conseil départemental bi bu paree ñu gagné ñu defar sunu dëkk bi bu baax. waa Mbour jóg leen ñu sargal sunu maire Cheikh Issa Sall jóg leen ku la jox añ su la lee di nga reer war nga koo gëm te Cheikh Issa Sall benn kàddu la am Mbour jigéen ñëpp gërëm nañu laay ndax gis nañu ni nga leen taxawoo Cheikh Issa Sall de leen ko woowee son excellence de leen ko woowee son excellence